ay ci jërë ngeen jëf jaajëf Aliou Ba yaa remplacé tey Aliou Ablaye Diop merci beaucoup ah sant yàlla ban wuyul ban takkal sa masque man kay maa ngi nii di ko takk. passe partout maa ngi lay bëggee bu baax Yacine Pouy déedéet damaa gis sama kenn ñemeetu la. sama masque ngi nii de sama masque ngi nii. waaw masque du pour téye. di nuyu auditeurs yi ak yow del fàttali ku takk sa masque bi kii yàlla ko fàttali. kii moom tamit tey dafa indi masque. Ndiaye gars yi wóolatul la de. Ndiaye sa nooy bi ngeen nooy dafa fort de masque bi ngi jug de. ayca nooyi gi metti fii moo gën mu metti hôpital. ayca maa ngi nuyu auditeurs yi ak internautes yi nga xam ni ñoom itamit ñu ngi ñuy bàyyi xel yëpp di nuyu Mamadou Ndoye Bane di nuyu Mamadou Mohamed Ndiaye di leen jaajëfal bu baax a baax yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ci beneen numéro Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay bëggee sama waa ji. yéen a ngi am jàmm. di la ziar bu baax a baax. jaajëfal dafa mel ni fekk si ngeen ma de. dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo am. waaw ñoom lañu daan sant ñuy takk masque pour ñu bañ a wàll ñi amul. waaw comme aw ma confiance ci yéen. waaw damay takk sama masque. ñu koy ñëw la wóolu. waaw man aw ma confiance yow fu ne ngay dugg fu ne. waaw yow it fu ne ngay génn yow fu ma dugg fekk la ngay génn. ko xool sa stat bi rek. fu may dugg fekk la ngay génn. fu ne lay dugg day jéggi ci tali yi tak lu ne fu ne lay dugg maa ngi ziar ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm. mais Bane. waaw. li nga xam ni moom mooy éthique. waaw. ak déontologie bi ne ci journalisme. waaw man après bëgg naa nga wax ma lan la. fan la yem ak fan la commencé. bi nekk ci métier ci journalisme waaw. waaw d'accord maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. di yokk waaw di ñaanal ñëpp jàmm rek yàlla réew mi am jàmm. ñuy déglu ñëpp yàlla ñu am jàmm ñi dégluwul sax yàlla ñu am jàmm ñi bëgg jàmm yàlla ñu am jàmm ñi bëggul jàmm yàlla ñu am jàmm yàlla na jàmm am ci réew mi. amiin saa béttu. dina masque bi lan laa la wax. masque bi sa waay masque habitude la. c'est que. Wilane mondial sport moom ko jox ma yaakaar naa ab rabal la ma jox. nga seeru rabal yi diis yooyu noonu. mondial sport waaye nee leen masque yi nañ koy réglementé lii rabal la rabal xam nga seeru rabal. seeru dënk yooyu. non bi Arsenal bi la. rabal de la ko defaree. bi Arsenal bi la mais ñu ngi siyaar. lii moom c'est pas waa santé war nañ koo xool maa ngi delloo ziar bu baax a Ababacar. waaw. maa ngi nuyu inspecteur Ndoye Bane. maa ngi koy nuyu waa Sénégal. jërëjëf ziar nuyu di rafetlu ni ñu àndee ak ñun ci xalaas nuyu également partenaires yi nga xam ne. boobee ba léegi dañuy gunge ci xalaas. bokk na ci Laris di ma koy faral di waxee. benn sérum boo xamante ne ji ay ci laboratoire yu nekk Amérique la ñu ko defaree li ko tax a jóg mooy jafe-jafe bu ngeen am ci wàllu karaw moo xam da nga leel moo xam da nga bëgg sa karaw di daanu nu mu la neexee wala ngay am karaw te karaw bi du dëgër nga bëgg mu dund utiliser le sérum américain sérum bi nga xamante ne ji moo di Laris ñoo enrichir ko ci biotine mu di vitamine bu essentiel ngir boo bëggee yar karaw wala sa karaw war a dëgër wala muy dund ak ni muy def cuir chevelure bi loolu moo nekk ci Laris maanaam daal lépp loo bëgg rek ci sa karaw mu mel ni mu neexee da ngay utiliser lii di Laris fii ci Sénégal ñëw na fi ma nga ca marché Sandaga Lay cosmétique moo ko yor Lay cosmétique moo koy jaay 77 656 98 77 656 98 mooy Laris keneen ku ñuy àndal ci xalaas moo di CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal champion ci wàllu irrigation spécialisé ci wàllu sanitaire matériel tuyauterie ak plomberie comptoir commercial de plomberie du Sénégal rue Valmy angle Ngalandou Diouf rue Florus angle Grasland wala rue Tolbiac angle Faidherbe ñu bëri dañuy bëgg a xam seen numéro ngir am ci ay renseignements 33 821 14 80 77 517 98 29 wala 77 401 55 69 établissement waa Kër Serigne Touba Fall et frère mu di Modou Tine ak ñi muy àndal Moustapha Fall ak ña ñuy àndal ñoom ñëpp mooy ñiy rey affaire yi waaye mooy ñiy rey kii yooyu moom kay dara desatu fi sax jàmbaar la ñu de mooy ñoo ko yor man la man actionnaire naa laa fa léegi actionnaire nga fa lay liggéeyee waaw xam nga nga nekk actionnaire yëpp mbir mu tudd waa Kër Serigne Touba moom bokk par la force yu metti rek waaye màggate biir ñu indil ñu gaamu vite fait dañu fi njëkk indi cuuraayu bant bi waa réew mi yépp def ko seen affaire bopp ndax li ñu bëgg moo leen koy defal cuuraayu bant vite fait da lay dàqal yow ba pare bàyyi la xet gu neex xam nga war a def na góor ñëpp wax seen jabar yi ñu dem seeti ñii waa établissement waa Kër Serigne Touba Fall ku fa sa jabar dugg waaw di nga nelaw yu wóor waaw mi ngi noonu ndax kër gi dina xeeñ xeet gu neex ay yow du la mat ay mbuur du la rey
yu ak yu c'est que yooyu doon jigéen soo dee sëy ci kër ga ami mbóot sa jëkk dañ la war a jox demande d'explication nga dem sa kër papa ak sa yaay. man seetlu naa benn affaire célibataire bu dëkkee. waaw du am benn mbóot waaye il suffit que. mu am jabar rek. waañ wala. mbóot yaay topp ba. lekk yaag yooyu noonu. seetal li ma lay wax rek yow ba ngay nekk célibataire ndax sa kër daan na am mbóot. man fàttaliku yooyu yëpp te ku ci yabub séet. mottin da laa war a yabaale. ñooy indaale mbóot yi. Motin da laa war a yabaale. bool yi la sa yaay di jox. da ngaa war a demaale kër Motin mu jox la ci pañe yooyu. war a bokk ci yeb gi moom waaw daa war di bokk ci yeb gi. en tout cas daal. indi say bool mu indaalee mbóot. seetal li ma la wax rek. ba pare li ci gën a neex léegi mooy vite fait gi. da lay topp ci guddi gi. waaw maanaam rey mbóot geeg yooyu boo xëyee balaa ngay def dara moom ngay njëkk laal. seetlu nga loolu. dentifrice dañoo am frotté nag également. am nañ pâte dentifrice boo xam ni pâte dentifrice vite fait la. qualité bu nit di seet ci pâte dentifrice rek seet ko ci pâte dentifrice vite fait. yaa ngi dégg. voilà day seetal say bëñ da koy weexal bàyyi la xet gu neex bëccëg gi yëpp. am na également brosse à dents bu muy àndal muy brosse à dents vite fait. yooyu yëpp nag ku ko bëgg ci waa établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères. 77 555 11 11. 77 696 34 67. wala 77 441 06 38. 38 mi ngi noonu. am na solo yow loo ma doon laaj nga ni. am na solo la laa doon laajati. amul question boobu wax te ñoom njaay de. éthique ak déontologie journal. waaw c'est que réew mi dafa bariwul ay journalistes. journaliste yi fecc laa wax de. non journaliste moom day fecc nit la rek. am na ci droit mais su fekkee wàllu métier mi moom. journaliste. non man yónni wu ma la foofu de. waaw yaa ma laaj éthique ak déontologie journaliste. man de ci métier mi la. mais journaliste. ay léegi dinaa ko wax réew mi bariwul ay journaliste c'est que sénégalais yi dañoo yaakaar ne ku yor micro rek di wër. journaliste ngi te bariwuñ fii. tooñ sama bopp. ñu bari dañuy yor ay caméra ki di wër sénégalais yi nañ xam ni journaliste bariwul ci réew mi. ñooñu yor micro yi di duñ sax ay comédien kenn xamul luñ doon. loo bëgg a xamaat. xam naa lépp de. leeral nga ma lépp. waxoo ko luy éthique waxoo ko luy déontologie. waxoo ko limite yi. waxoo ko responsabilité yi. journaliste daal mooy. responsabilité la. joxe ay xibaar yu wér te wóor. xibaar yu wér te wóor bu ci fayee bor bu ci xuloo bu ci xeex joxe xibaar yu wér te wóor yoo xam ne kenn du la weddi. waaye xibaar yu journaliste boo xam ne xibaar boo joxe su subaa ñu weddi ko indi dëgg gi loolu du journaliste ndax nit ko war naa jàngiwaat journaliste waroo jël sa yëf di ko xeexee maanaam yor sa arme yor sa kii di ko xeexee. sa xibaar di ko xeex. journaliste su war tolloog. yaa ngi expliqué ba tey. soo logee. man pourtant man mi ngi expliqué nee naa la comprendre naa bu yàgg. kon jeex na. mën naa la cee jox yu bari. déedéet baax na ki lan la. ab policier la démb dafa am fu ñu duggoon. démb amoon fu ñu duggoon te affaire nu mu tuddite ba. certificat de mariage bi. certificat de mariage ba. ndaw sax nga xam da caa am ñaar. njaay yaa ni ñiy dem di wuti ka nga xam ne moom moo di spécialiste bi. mu xamal ñu ndaw si li mu def faute bi mu def lan la. waaw da ciy baax nag. ak nan lay def pour jubbanti ko. waaw bu nekkee ci wàllu yoon nii. waaw mu jaxasoo ci seen i bopp. waaw situation bi démb ñu ko dund bari na torop. day laajal paas. léegi nag day baax ñu am ku leen ci gindi. ñu xam ñoom bu ñu nekkee ci situation bu mel noonu. nan la ñu war a def. kon déglu Lamine Diop. ndaw si moom déjà pour deuxième mariage bi moom bigamie la. donc dañuy dissoudre mariage bi donc day dem tribunal demander à ce que ñu annuler mariage bi pour nullité absolue parce que dafa marié fekk moom am na jëkkër ba pare parce que sëy bi tasagul woon donc su paree suñu annuler mariage ba pare mu def demande de jugement de divorce pour le premier mariage après mu soog a reprendre deuxième mariage bi léegi pour les sanctions nag moom épouse bi sanction bu ñu koy teg mooy sanction wu bigamie témoins yi ñoom tamit def nañu faux témoignage officier bi moom tamit def na erreur parce que dafa enregistrer un mariage sans mu demander certificat de célibat wala certificat de divorce moom aussi am na tort quoi donc voilà un peu il faut que donc en résumé deuxième mariage bi ñu annuler ko pour bigamie mu dem tribunal demander certificat jugement de divorce même su fekkente ni jëkkëram bu njëkk bi bëggul dem moom mun na dem wax que ni moom dafa bëgg a tas alors que jëkkëram bëggul présenté wu comme ça ñoom dinañ ko defal jugement bi sans même la présence du mari quoi léegi après mu soog reprendre at maintenant deuxième mariage.
Ndiaye kon mi ngi noonu. comme situation bi ci yoon la coincé woon. léegi lii la ko yoon may. waaw lii la ko yoon may waaw. maanaam deuxième mariage bi na ko dem annulé ji. dem toppi procédure bi pour def wut certificat de divorce. ok bu jëkkër ji demul it moom mën na ko amal boppam. mën na ko amal boppam. loolu na ko nit ñi xamee noonu. annulé ko mooy foofu mariage amatu fa. wala mu annulé certificat bi dem lijjanti certificat bi wala. waaw non bu koy annulé mariage bu njëkk bu koy annulé ci wàllu yoon lay doon. xam nga doo dem ci jàkkee dajalewaat paayee ni leen tasaat leen sëy ci wàllu yoon lay doon. Ndiaye noonu lay dem. c'est que lii lépp nag code de la famille ñu ko yóbbee. code de la famille bi 1972 ak léegi war na état bi war na koo modifier ndax jamono dafa soppeeku et puis ñu may sunu imaam yi nga xam ne ñoo takk sëy yi ñu may leen tamit ñu am pouvoiru tas. comme ni am baat am ni tribunal amee. parce que li ñu fi droit wax yëpp man dégguma ci li ci yàlla bëgg ak li ci yàlla wax ak yooyu yëpp mu ko ci dégg droit rek ngay dégg. gis naa ci réew mi ay jàkka yoo xam ne la ñuy laaj ci wareefu jàkk. waaw moo gën a seer may gu njëkk. waaw gis nga te mënuñoo tas. dañ lay laaj ci wareefu jàkk. waaw fa ñuy may sëy. waaw la ñuy laaj. waaw moo gën a seer may gu njëkk. te sëy bi amee problème soo leen wooyee ñun ñëw man duma fekkee fu ñuy tas. mais gis nga Ndiaye mbaa xam ngeen ni ngay gisee ay mariage nañ ko defee ci salle diw ak yooyu. noonu ngay gisee ay mariage ci jumaa bi lañ ko parce que jumaa bi moo gën a luxe na nga gisee ñuy tànn seen VIP ay mariage VIP. ay mariage VIP. ay jumaa VIP. waaw léegi nag tey mariage boobu ñu takkee VIP. tribunal lay tase ji. c'est grave. imam ba nga xam ne moo takk sëy bi amatu ci pouvoir su ko takkee ba pare. ndaw su demee ba ni nobbatuma sama jëkkër damaa bëgg a tax su seetee imam bi du amu ci benn pouvoir Sénégal dañoo war a tëggaat code de la famille bi imam bi ñu may koy doole kay ndaw si su bëggatul wala waa ji bëggatul. imam bi mën cee am baat imam bi mën koo tas te tas boobu imam ba di ko tas. day légal officiel c'est très important. mais lu bari ci affaire état civil aussi il faut que ñu kii ko informatiser ko. loolu rek mooy koy régler nag. nit daal bu ñëwee jur kayitu juddu soxlawul nga dëkk Dakar. foo mën juddoo Vélingara. war a déplacé wu pour dem Vélingara pour extrait de naissance. Vélingara nga war a toog am. loolu àndut ak fast track. c'est ça loolu day nit aussi bu demee di sëy am certificat mariage bu njëkk war nañ koo effacer bu mu dañ ci machine bi. bañ xam ne amatul. pour mu soog a mën a amaat lu ko may boo ñëwee boo dugalee sa tur ak sa date de naissance rek war na la koo signaler ne la kii am na. waxal internet yi man du ma journaliste. waaw waaw nit ñi dañoo yaakaar man du ma journaliste de. waaye ñun dañoo bëgg nga bokk ci ñun sax ba. waaw man déedéet man maa ko njëkk a bañ. man xawma lu ma doon. maa ngi nii rek ndoy baanum Sénégal laa rek kii daa may jëkkëram baat. mu ne bitim réew la ne. ah moom mooy yeewaate. bitim réew la ne. magam bu jigéen présenté ko benn waay. waa ji takk ko ñetteel ñoom ñaan mosuñu gisante. ñi dem ba affaire yi mat 6 mois. waa ji ni ko 6 mois yi jot na nag damaa bëgg nga lijjanti ma ñëw. waa ji toppatoowul jabar ji du ko yónnee dara du ko toppatoo daal moom daal dafa jàpp ni Italie la ne ndaw si ni ko na man daal ginnaaw amuloo benn njëriñ damaa bëgg nga may ma sama baat waa ji ni ko yaa ma takkoon ndaw si ni ko ginnaaw maa la takkoon. may naa la sa baat. waa ji bañ déglul. damaa sonn damaa sës ma amoon benn waay boo xam Sénégal googu la nekk dañ ma ko mayoon sama mag bu jigéen da xaritool sama mag bu jigéen bi tamit moom it wax dëgg yàlla ba ma ci dugal lu baax la dafa bëggoon rek te dugg ci sëy ci te yàlla tax parce que ñoom dañoo yaakaar ni jigéen bu nekk Europe buñ ko takkee rek dañ ko war a bàyyi moom mu yor boppam moo war a yor boppam duñ la defal dara duñ la wodd duñ la def dara bàyyi la dundal lu ma wodd ma jox ma lekk joxuma dara ba pare bàyyi ma man maay gérer sama bopp di dund sama bopp lu ma amul suñu waa kër ñooy dajale yónnee ma yaa may dégg man nag dama sës ma woo ko ni ko carrément comme dundaloo ma woddoo ma joxoom ma lekk joxoom ma naan te lii mënta continuer may ma sama baat mu lànk ni duma may sama baat duma maye baat duma bàyyi jabar doo bàyyi jabar te jabar dundaloo woddoo joxoom mu lekk joxoom mu naan jëkkër nag yaakaar naa boo ci dee dugg dalay mënal dara mais jëkkër joxam amul la benn njariñ barki dem mu envoyé ma message naan ma yow mi nga xam ne si yaay dimbaliwaate daan dimbaliwaate Sénégal ku fa am problème nga dimbali ko te yàlla tax tey am nga koo dimbali maa ngi nii xam nga ku lay wax loolu xam nga ni kooku te newu la ma ne ko man yooyu yëpp waxuma ko xam nga lu ma bëgg nga may ma sama baat ma nekk si jàmm nga nekk si jàmm mu lànk ni duma may sama baat mboolam xarit bu mën a am woonaa ko wax ak moom pour wax ak moom lii ni ko nekk na ma may sama baat ma nekk si jàmm ma nekk si jàmm mais mu lànk ni duma may sama baat boole ci di ma bëgg rek ay vidéo suba vidéo ngoon vidéo guddi di ma envoyé ay vidéo di ma naqaral jour 31 sa lalu jabaram la tëdd lalu ñaareelam fa la tëdd def ay vidéo moom ak def ay vidéo am mu def vidéo di ma naqaral di ma ko envoyé di ma naqaral barki dem ay bàmmeel la jël ay vidéo bàmmeel jël ko envoyé ma ko après naan ma ki nga war a dimbali mi ngi nii dëkkee sëy bi teguñu ci ay fan
te la commencé une deux mu ni ma 6 mois yi mat na pour bëgg a ñëw fii naan ma am naa sama xarit yi ma demoon ci maire bi wax naan ma ni ma soo ma yónnee sa carte d'identité su ma jaaree fii ak fii ak fii di ma mën a indi ma ne ko man du ma la indi mënuma laa indi ndax ma aw ma carte d'identité dama ko jéppi ba ne ko aw ma carte d'identité salaamaaleykum maaleykum salaam yow kin la may gisagoo ko nga naan ko boo ma yónnee sa carte d'identité maire bi nee nan ma boo ma yónnee sa carte d'identité su ma defee léegi dinaa mën a ñëw ba mu ci moom confiance du ma ko indi su ma la indee fi danga may trahir du ma la indi bi ma demee été ji ma gis foofu benn waay wax ak moom waa ji ni ma amul benn problème su bëggee su ma joxee nangam ma indi ko fii bu ñëwee ba fii mu liggéey delloo ma sama xaalis jël man maa ko woo jël waa ji jox ko waa ji wax ak moom mu ni ko sama ñëw foofu duma ci def sama xaalis léegi kan moo ci def xaalisam man sama morom yi bari indi fi seen jëkkër trahir leen foofu duma ci jaar duma ko indi man nee naa ko soo bëggee ñëw gaal yaa ngi ko waaye boo xasee ba ni cëpp Italie xaw ma la xamoo ma bu ma woo bu ma lijjanti ba ma wóot man fatuma la dëkkuma ak yow baat laa bëgg jox ma sama baat mu lànk léegi nag ma bëgg a wax nag yéen lan ngeen ma ci xalaatal dëgg yàlla jàpp leen ci mu ba ma ngir yàlla li laay war sooli mi ngi Dakar googu mi ngi Dakar foofu tëdd fa yor ñaari jabaram nekk fii ñi nekk fii seeni jëkkër nekk Sénégal ñi nekk fii di taxawaalu joxuma leen toor bi góor ñi laa ko jox góor yi Sénégal yooyu bëgg lu yomb jabar boo ko takkee danga ko yor dundal ko waddu ko boo bokkee ci yenn famille am na yenn xam ni doo ko def ñi nekk fii seen jëkkër yi nekk Sénégal nekk situation yi mel nii di taxawaale fii ci mbedd mi seen jëkkër yi ñoo gàddu àq bi te dañuy yor jabar fii sa Italie duñ ko yor naan ma nga Italie na yor boppam ci réew mu metti mii waa jàngi Dakar googu Yoof la dëkk boo bëggee sax ma jox la turam góor gi ne lëng yor sa ñaari jabar naan ki nekk Italie na ma yor loolu day ban loo ci xam nag lan nga ci xam waa ji dara duma ko defal dërëm duma ko defal ma wax ko mu ni ma yaa ma takk man ko man maa la takk may naa sa baat abaa mi ngi noonu nag. ñii kay ñun ñëpp ko dégg na léegi kay wax ja jeex na. waa ji ñaari jabar la yor. du ñetteel bi moom fase na jëkkër ji. waaw c'est que problème bi mooy xam nga fii nag Sénégal mayuñu jigéen pour mu fase waaye jabar joo xam ne ba nga ko takkee ba léegi defoo ci moom ab dërëm peut-être nee naa ko nag can gi est-ce que ba mu lay lam la joxe woon ca jàkka ja moo ko joxe woon su fekkee loolu moo ko joxe woon delloo ko ut ay seede sa mag ji jigéen ji la ko présenté woon nga jox ko mu dem ci ay mbokkam uti seede delloo ko su ko defee sëy bi dog ginnaaw consommé goo can nga dong moo nekk seen diggante gul ko fu mu jeex. warul compliqué lii yomb na. léegi li ma jaaxal mooy généralement fii Sénégal bu bëggee tas sa sëy bon ñun suñu aada sëy waajur ñooy woo ki la takk. waaw buñ dee ba gisatul lu ñu xam. ne ko libéré ko. waaw léegi nag bu fekkee yow da ngay dugg ci sëy ba noppi di ci ginnaawal say parents. bis boo ci bëggee génn nit lii lay doon rek. doo am ku la xeex bi. xëy na ndax mag bu jigéen bi moom moo féetoo waa taxawaalu parent parce que moo ko présenté waa ndaw si. na jaaraat ci mag ju jigéen ci yëkkati la nga xam ne moom lañu joxe woon ca jàkka ji ni ko yónni ay délégation mu libéré ko lii yow mën naa tas. ba pare xale yu jigéen ñi nan dal te moytu damaa bëgg sëy. jigéen ñi ne surtout ña ne bitim réew. non da nga maa war a takk dañoo bëgg accélérer ay mariage. surtout ña ne bitim réew. une deux da nga maa war a takk dañ lay xam ci Facebook bi. ñoo ciy jàpp takkante. Njaay ñooy jël 1 million ne la wutal loo ci teg nga dem ñaani ñoo ci jàpp. ñoom la. lépp sëy du noonu de sëy da ngay patienté. te duñu xool fi ñuy dem. fi ñuy dal gars yi dañuy xool koo xam ne dañuy yaakaar ne tane la dañoo réere ñaari jabar yow di takk ñetteel te non non vraiment. Njaay booy takk soxna mariage bi. seen pourcentage de maanaam bëgg gi nga xam ne moom ngeen di bëggante. dafa war a yegg 1000. 1000% la war a nekk. boo ko takkee buy wàññeeku nga xam ne bu ngeen demee ba 100 ans ngeen soog a mën a yegg 100% waaye xool nit 20% nga takk. non mariage calcul la rek. ah non c'est dangereux li ko femme bi wax yaay dimbale waate. li ko waa ji wax yaay dimbale waate. waaw ko moom daa calculer ku koy dimbale. waaw loolu la. c'est que tant que amour nekkul base bi. ay problème du ci jóge. loolu la c'est que nag Njaay jigéen ña ne bitim réew laay waxal. yéen ginnaaw xalaas ngeen di déglu mooy seen émission moytu leen góor ñi ne fii Sénégal gii di leen dóor ak góor ñi ne ci Facebook bi def leen ci attention dañ leen di dóor nobuñu leen. nobuñu leen. waaw moom la gars yi di sampé kër. ñaareel. dañ koy mottali. ñetteel dañ koy calculer. chaque jour ma wax la. ñu ngi noonu waaye ñeer ñetteel lañ la déglu. ah mais c'est la vérité moom nañ ma mere mais c'est la vérité. te tamit service lii ma la wax la. góor ñi nekk bitim réew it. nañ moytu xale yi jigéen ñi ne fii.
non mais baan fi nga dugg noonu man. loolu leer laa la wax de non góor ñi amul jigéen bu fekkee kii bi muy dem. fii la commencé ànd ak kii dem bàyyi ko fi. loolu mën na ko yeggali. mais li wóorul mooy. di gis ay image ak ay vidéo ak ay yooyu. Aba da ngay gis góor gu nekk fii Sénégal gis benn xale bu tàng ci koñ bi ñëwut a wax ak moom mu dem France wala mu dem Amérique def fa benn 3 ans commencé woo xale bi fii di wax ak moom parce que ma nga Amérique parce que am na weccet léegi kooku noobu la gars yi nañu yeewu ak te xoolal ñi ci télé yi lañ gën a nopp nag sama mbokk dama leen a bëgguma ñu ko leen nax nañ bàyyi xale yi jigéen ñi topp ci télé yeeg ci série yi dañ leen di dóor noppu ñu leen gis xale bu ñu puudar mu nekk ci théâtre rek ngeen xale yi fekk melul noonu soo ko takkee sax soo ñëwee mel ni ngeen koy gis ci télé lay waxati ko la nga cay daj ba ñu mel noonu parfois ay règlement de compte xoolal juróomi kilo yi puudar la ñuy puudaroo doog a génn baan parfois ay règlement de compte la de maa la wax lii de mais baan da ngay nekk ci koñ amoo mënoo di ci daj ay coono koo ne dama laa nopp mu ne la ñàkk ngaa xam sa bopp koo ne dama laa nopp mu ne xamoo sa bopp boo demee ba yor dara baan da ngay régler say compte de da ngay régler say compte ba pare après lu ñuy wax nga soog ko après nga soog wëlbati passe bi soog ubbi beneen passe baan loolu moom yi fi gëree la da ngay gis koo xam ne dafay takk jabar ba mu nekkee fii Ndakaaru di xoslu wala nekk Sénégal di xoslu yaayam takkal ko jabar muy xoslu ak jabar jooju ba xam ak moom juróomi doom yàlla may ko yoon ubbil koy bunt mu dem wuti ka mu nopp maanaam aawa ba yaay jaa ko nopp famille baa ko nopp waaye moom ku góor ki day wuti ka mu nopp nag du en général du ko nopp mooy mottali gi ma lay wax mooy jëkkëru prêt à porter dafa am ñoo xam ne dañuy wut jëkkëru prêt à porter jëkkër joo xam ne sotti na am na kër am na oto maanaam lii xoslu gi moom mooy lu sotti ñu dugg ci yow nga yaakaar ne dañ laa nopp su ma nekkoon jigéen ba tax nga wala may nekk ay ñetteel ak i ñeenteel dinaa ko xool ba de yow nan nga mën a jëlee taxi boo xam ne dafa daw ba tas nga bëgg ko def particulier doo jóg ci mécanicien doo jóg ci mécanicien c'est vrai néew ma bu ñu Njaay jigéen ci boppam bu ñu nekk ñetteel ak ñeenteel de mais su ma nekkoon jigéen waaw wala may dugg ci statut boobu dinaa ko xool jigéen moo war a xool bala moo dugg ci góor da ko war a xoolaat ko mais yéen bu dee li ngeen waxtaan yéen ñaar ñi maa ngi koy dégg mooy yéen éliminé ngeen ñaareel ak ñetteel ankay yéen ci am ma war a gis nga émission xalaas bi sax laa wax 2021 bi dañoo war a commencé 9h di jeexal 10h pour lan li ñuy jox ci temps dafa ndaw loolu moom 9h lañu war a commencé loolu moom auditeurs yi ak internautes yi nga koy wax 9h lañu war a commencé chaque jour ba 10h nañ leen dindi dëggantaan kenn dégluwu ko non dëggantaan am na solo waaw xala sama 9h ba pare temps wu xalaas bi day ndaw ba bu directeur de anniversaire kenn du ko mën a souhaité te tey Birane Ndour de anniversaire temps bi dafa xat non happy birthday to you non bàyyi rek ma yeggale ko ci dëggantaan bi temps bi da nga ko bëgg a dóor mais yéen bu ma leen déggee mooy éliminé ngeen ñaareel ak ñetteel ankay man éliminé ma kenn mais dama li ma bëgg a wax mooy jigéen guy dugg ci góor na ko seetaat ko lu leer laa la wax góor gi tamit guy dugg ci jigéen na ko seet góor ñi nekk bitim réew nañ def attention ci gel yi ñi jéem a doxaan fii te biñ fi nekkee ñëmu ñoo wax ak ñoom jigéen ñi nekk bitim réew tamit nañu xool ci góor ñi ñuy dugg fii góorkat yi mel ni man dañoo bari Maguette nee na waaw Aba lan moo tax sëyu léegi di gaaw a jeex góor ñi duñ la nopp dañ lay xemmem mooy calcul yi may wax waaw c'est comme jigéen ñi aussi mooy calcul yi may wax rek waaye su ngay romb ak sa yëf suñu ndekki waat du bëgg añ déglu ko réefe ba pare président de la République président ci côté Robert Colobane ak Sandaga résidence de Victor Hugo président de la République palais de la République résidence du président de la République bi nga xam mooy demeure historique située dans la quartier de Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 800 des palais ba xam daa yàgg lay mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fa ñamaatu nu xaaran ba xam kii woote bëgg jot président de la République ko la war a donc fa la woote salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi joxal tur beeg sant bi Aj Mansour Mbaye nee def sow ñu ngi lay ziar Mbaye lu waral sa woote ci bale bi ci waxtu wi ñu toll nii ci dëgg-dëgg dafa mel ni président daf ma doon woo démb waaye jotuma nag ma ne naa la woo waaw démb defe naa am nga fi enveloppe de enveloppe waaw enveloppe bu mag sax ci dëgg enveloppe lan la enveloppe bi defe naa xaalis a ci ne de moom xaalis waaw enveloppe bu kaki bu mag la kay bu def xaalis ci dëgg-dëgg loolu war a fam la yàgg na ko def waaw kenn moom kay enveloppe bi sax kenn da koo mënta tëj ba dañ koy et côté bon
waaw yàgg na ko def mais nag maa ngi yónni Khalifa Mbaye mu ñëw jël si ma ko doon Cheikh Mbaye laa yónni. déet est-ce que doo ñëw ak sa bopp. déet baa mu yónni Cheikh Mbaye. déedéet dëgg xam nga moom moo fi représenté foog ñu émargé ko signature bee tax. déet xam nga Cheikh Mbaye ca dëgg moo représenté Aslem. waaw ci moom moo fi représenté Aslem baal ma yónni Cheikh Mbaye. déet xam nga Almansour. waaw. enveloppe bi. waaw dañ ci def benn lettre. ab lettre. lettre bi foog nga signé ci. lettre lan la. te ba pare lettre bi dañ ko accompagner def ci ne par exemple dafa am mooy kii bi piqûre bi ñàkk yooyu. ñàkk yéen mooy vaccin yooyu ñuy wax. vaccin anti corona yooyu. ah d'accord. waaw enveloppe bi loolu la accompagner il faut nga ñëw ñu mën la ñàkk bi ba pare. jox la enveloppe bi. doom dégguma li nga wax. maanaam foog ñu piqûre la piqûre bi. lu tax ñu war ma koo piqûre. waaw dañuy essayer xool comme yaa jiite kii yi comme yaa jiite communicateur traditionnel yi. waaw. te wax dëgg yàlla lu mës a ay yaa jiite ca kanam. waaw. lu ñuy jox yow la ñuy njëkk a jox. nu ne nanu piqûre beet kon nan ko njëkk ci yow rek. déet ci dëgg malheureusement fi nga dal baaxul. ah bon. ndax communicateur gi dama doon waxtaan heureusement sama jarbaat Ablaye Mbaye Peex ak ñuy toog. démissionné naa dama ko jox Ablaye Mbaye Peex mu nekk président communicateur traditionnel du Sénégal. déet moom déggoo li ma la wax. déet ci dëgg baal ma jox la sama jarbaat baal ma jox la ko Ablaye Mbaye Peex moom léegi Peex mooy président communicateur traditionnel du Sénégal. kon yow nag moo ñàkk pikiiru daal. salaamaaleykum. yaa Peex. noo ngi ziar baax. gërëm yàlla naka coono yi. waaw di kontaan baax ci sama nijaay. alhamdulilah léegi. waaw. enveloppe bu mag defee ne jëm ci yéen. waaye ki koy jël si foog ñu pikiir ko pikiir bi ba pare. waaw léegi ci loolu laay tontu sama nijaay. waaw. xam nga moom baaxam gi ak yaatoom gi ak bëggam lu baax ndeysaan mooy waral léeg-léeg dégg nga maam lu jug ci lu baax rek dégg nga maam mu yéene ko doomu aadama. waaw. waaye nag dégg naa mu naa la daloo ci. waaye moom it dalu ci. ndax la tax dalu ci mooy. Ablaye Mbaye Peex kenn ku ne xam ne ni waa Peex dañ koo soxla. waaw. man xaw ma lu dul naaru góor. waaw naaru góor du sol boobu du sol tubéy te fa mu dem la war ko. léegi nag raay boobu mu yëkkati teg ko ci sama loxo. jëlaat naa ko jébbal kooku ndax bu dee ay millions moo daan encaissé. léegi daal moom amul werante yéen ñaar kenn ci mën a ñëw jël si ko ñu piqûre ko bu ngeen ko mënul nu dugalaat enveloppe bi. xam nga man sama yaram daa mandi café. wallaay bu ma jamoon serengil café yi génn. bon. moo tax nag loolu. nee ko wax dëgg yàlla nijaay. day mag rek. RFM. Radio Futur Média. 326, la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce jeudi 21 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2500